asalaamaaleykum mbokku Sénégal ni ñu koy defee saa su nekk altine bu nekk seen émission Auto Transport Auto Transport nag nekk na émission boo xam ne da leen di jukkil lépp luy xibaar ci wàllu dem ak dikk bi muy ci jaww ji tali bi géej gi tey nag ñu am kóolute fii nag ci Pikine Xurunaar ku wax Pikine Xurunaar nag mu nekk nag histoire ci wàllu transport parce que nag sorewul topp fii ak garage Rosso bi nga xam ne mooy dem Mauritanie te nag ñu bëri xam nañu garage bi lu mu tekk ci transport waaye nag ci kaw loolu tamit ñu xam ne fii nag kërewul Xurunaar kër Pa Lobat Fall yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xare ajana moom nga xam ne transporteur bu yàgg la loo xam ne bay na waaram bu baax ci transport mooy profité tamit nag lu tiis nag dal ci Sénégal mooy ki nga xam ne moo génn àddina muy Thione Seck ñu ngi koy jaale képp ku nga xam ne mooy famille musicale sénégalaise rawatina doomam Wally Seck ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo jege moom ñu ngi leen di jaale mbir bu tiis bi nga xam ne moo wàcc seen kaw tey nag ñu am qualité waxtaan nag ci affaire boo xam ne nag lu tiis lu am mooy wàllu Dakar Dem Dikk parce que boo xoolee tey dañuy ne thème bi ñuy développé mooy tey destruction du patrimoine de Dakar Dem Dikk par les populations à qui profite ce crime moo tax tey ñu dalal koo xam ne xam-xam màcc na ci wàllu dem a dikk bu ajoo ci tali bi rawatina nag mu nekk syndicaliste si Dakar Dem Dikk muy Mbaye Diaw nag tey nag galaa nag ñuy sóobu ak ci waxtaan bi pour ñu la xamul nga présenter sa bopp yow yaay kan ak ci émission bi. waaw salaamaaleykum téléspectateur Walfadjri maa ngi am mbégte ak contentement ci émission bi nga xamante ni képp kuy yëngu ci wàllum transport bëgg nga ñu invité la ci te dañ koy suivre muy ëttu transport Théodore Semedo di ko def donc man maa ngi tudd Mbaye Diaw nekk secrétaire général syndicat démocratique des travailleurs du transport routier bon section bu Dakar Dem Dikk. man maa ngi nekkoon receveur presque pendant 13 ans jóge fa nekk chef de section répartition logistique Sénégal Dem Dikk donc waaw mu ngi noonu. Mbaye donc nag ci kaw loolu comme li ma la wax tey mooy destruction du patrimoine de Dakar Dem Dikk à qui profite ce crime boo gisee nag ñu tànn nag sëñ bi loolu nag téléspectateur lu tax ñu tànn loolu dañoo gis fan yi ñu génn mooy mu amoon nag fitna ci biir réew bi. ñuy ñaan yàlla jàmm sax si Sénégal mu daal di jur sax nit ay nit ñàkk seen bakken ñu ngi jaale nag waa kër ñoo ñëpp nga xam ne ñoo ñàkk bakken si mbir yu tiis yooyu xewoon fii si réew bi waaye nag waa Dakar Dem Dikk loru ci bu baax Mbaye Diaw bu ñuy campé sujet bi tey lan la manifestation yooyu jur si Dakar Dem Dikk. waaw manifestation yooyu lu mu jur si Dakar Dem Dikk bëri na si suñu équipage am nañ ci ay blessé mais suñu matériel tamit am na lu bëri lu ci yàqu te tamit ci wàllum koom li nga xamante ni tey moom la ñuy verser par jour. toog nañ presque une semaine yoo xamante ni Dakar Dem Dikk liggéeyul ndaxte fan yi weesu dañoo toj suñuy car dóor suñuy receveur nangu seen versement donc te mu jaaxal ñu trop te tamit loo xamante ni pour askan bi la pour population bi la suñ gisee population bi ci boppam ñoom ñooy wëlbatikuwaat lu xew rek ñun ñooy première cible tamit loolu wax dëgg fa yàlla bëgg nañ mu dakk parce que ñun ay sénégalais lañ ay père de famille lañ dañoo yore suñuy njaboot yore suñuy doom di leen dundal. nee nañ ay car dañ ko toj. ñaata la lu ñu koy xayma waaw lu ñu toj ci kaar xayma bi romb na fukki kaar ak juróom yoo xamante ni ci banlieue bi ak ci ville romb na ko donc. yenn dañ leen lakk sax ñu yenn am na yoo xamante ni dañ leen lakk am na ci yoo xamante ni bëggoon nañ leen lakk mais ñun suñu gaawte moo tax ñu daw gaaw jëlil kaar yooyu indi leen mais tamit dafa di loo xamante ni vraiment c'est kenn xamul quoi c'est des délits yoo xamante ni population yi koy def sax xamuñu ni lakk moom c'est incendie moom c'est criminel. parce que tey jii nii yàlla dogal na am nañ ay receveurs yoo xamante ne ay handicapé lañ te ñu ngi liggéey biir Dakar Dem Dikk imagine nga koj kaar fekk fa handicapé nekk ci gise bi clients yi wàcc ñëpp wàcc moom pour mu wàcc pour mu déplacer wu problème la nga jël ay xeer di ko dóor ñu ne ci déet nga bëgg a jël essence wala bëgg a jël leneen ne da ngay taal kaar bi. ah population yi li ngeen def nii nag ba rafetul de waxatuma sax nit nga fekk ko ci biir kaaram nga attaqué ko rawatina koo xamee dafa amee laago nga nar koo rey. loolu nag ñaaw na seetaat leen seen bopp parce que réew bi ñoo ko bokk yenn yi jaru ko li nga moom rek li la yàlla waxal la wërsëg rek moom ngay lekk waaye jël nag nit ku nekk laa ko ci biir bis narkaa rey ba di ko dóor loolu rafetul. waaw di sure population bi de parfois da ngay dem ba benn moment doo leen comprendre parce que ñun dafa di loo xamante ni ñun dañoo bëgg ñoom ñu xam ne ñun ay sénégalais lañ te fii lañ nekk te li ñuy def. defuñu ko kenn parce que tey benn doomu ministre du dugg ci kaar yi benn doomu président du dugg ci kaar yi benn doomu député du dugg ci kaar yi ñun askan bi ñooy dugg ci kaar yi étudiants yi élèves yi góorgóorlu yi ñoom ñooy dugg ci kaar yi
tey jii nii boo tojee car suba nga bëgg am rendez-vous hôpital wala nga war a dem Dakar wala nga war a dem feneen taxaw ci arrêt bi 1 heure de temps ou 2 heures de temps di xaar car mais yow yaa tojoon car démb fàtte nga loolu te li ñuy toj ñun ñoo ko moom tey dafa xewi ñun mënatuñu comprendre ku sa ginaar dee sax nga ne noo Dakar dem dikk te du popula du kii bi kese du ay affaire politique kese la souvent la ñuy toj suñuy car mais dañuy dund sax équipe bu nawetaan sax dañ koy gagné mu toj car nga gis mbër ñu daan ko ay supporters am wàcc taal car nga gis inondation am nga gis nit jógee fële ñëw toj car nga gis koo xamante ni sax na ma yàlla baal ginaaram day dee sax mu génn ci tali bi taal car te tamit benn car bu nekk mu ngi utiliser lu tolloog fukki nit ak lu topp ci ñoo xamante ni benn car bu nekk moom moo koy jël en charge maanaam ratio wu salaire u liggéeykatu Dakar dem dikk yi 3200 lañ mais ci 3200 yi benn car bu si nekk moom mën nañ jàpp ni bu liggéeyee weer mën na fay fukki nit ak ñaar 12 agents yoo xam ne 12 agents yoo xamante ni moom car bi moom ratio wu car bi mën na ko jël waaw te tamit Dakar dem dikk ñëpp xam nañu c'est li muy def maanaam ndimbal la parce que tey jii nii bu fekkee ni Dakar ba Tëngéej ba Dakar ku waroon fay double bi moom mu fayal la moitié bi nga dem ñëw kon donc loolu sa alal la sa moomeel la voilà. kon daal système maanaam système social la économie solidaire la parce que maanaam yéen da ngeen di fay tarif yoo xam ne hors norme yi nga xam ne waru woon nekk. waaw xam nga ñun dañuy am loo xamante ne moom la ñuy tuddee les compensations financières ticket bi bu dee jar 500 état bi mooy fay 250 bi beneen 250 bi usager bi fay ko. parce que tey état moom moo garantir déplacement wu population am loolu dafa bokk ci les mesures régaliennes de l' état yaa ngi dégg dafa am loo xam ne les missions régaliennes de l' état loolu da ci bokk dafa bokk ci population war a déplacé wu état def teg ay moyens de déplacement ay conditions de déplacement ba tax na ci kaw loolu ñun dañuy am problème sax li nga xamante ne état bi daf ñu koy war di jox war ñu ko verser pour mu verser ñu ko problème bu rëy la. justement loolu da ngeen ko yàgg a jàmbaat compensation financière yooyu. tey fan la toll ndax fay nañ wala solde nañ. waaw non xam nga ñu ngi ci mais ni ñu koy jotee souvent mooy indi problème parce que état bi da koy forfaitiser maanaam day jël benn somme rek yaa ngi dégg benn 8 milliards rek ne jox na ko Dakar dem dikk. te sans def évaluation calcul bi exact. waaw loolu nag aussi li gën a garaaw mooy am na yeneen lignes yoo xamante ne tey jii nii ñu ngi yeen ñu ngi Mbambilor ñu ngi Bayax ñu ngi feneen ak feneen am na yeneen lignes yoo xamante ni macha allah ay lignes yu bees lañ population bi ñëpp xam nañ ni Dakar ci démographiquement dafa màgg bu baax a baax a baax yaa ngi dégg ba tax na ci kaw loolu tamit dañuy ñaan état bi wax dëgg fa yàlla ñu yokku jéego yi nga xamante ni ñu ngi koy def ci compensation financière mais aussi ñu jàppale ñu ci renouveler parc bi parc bi fu mu toll nii mu ngi bëgg a màgget. waaw mais parc baa ngi bëgg a màgget mais lan moo tax kon ngeen di def Sénégal dem dik bi ngeen xam ne li ngeen xam ne yore fii Dakar moom mooy loolu te nga xam ne yéen mun leen ko gérer lu tax ngeen di dem Sénégal dem dikk nag loolu moo man loolu moo ma jaaxal daal xam nga Sénégal dem dikk boo gisee ñu def ko te macha allah vraiment foofu tamit mention spéciale suñu mbokk conducteurs yu nekk foofu parce que tey jii nii da nga daan gis accident yi daan am ci interurbain bi nga dégg ñu naan la ay 10 morts 15 morts 20 morts bis këpp na bis def na ni bis def na laa ñu jàpp ni li nga xamante ni tey interurbain bi lu leen war dëggantaan muy chauffeur yeeg foofu noonu mooy ñu changer système maanaam ñu former leen jàngal leen bus jàngal leen vitesse jàngal leen oto nan la ñuy defee transport interurbain ba tax na ci kaw loolu tamit patrimoine national suñ koy wax waruñu yem ci Ndakaaru kese parce que ki dëkk Kolda ki dëkk Tamba ki dëkk Fouta dafa bokk ci Dakar dem dikk te aussi modernisation transport suñ koy wax war nañ mën a fexe mais man yéen seen première mission mooy satisfaire la capitale léegi boo leen demee ba nga xam ne capitale bi yéen mun leen ko satisfaire waaw mais la moo tax ngeen di dem nekk interurbain mën nañ ko satisfaire sax mais aussi mbay loolu doy na waar nag mbay wax la man loolu doy na waar yéen non mun leen satisfaire urbain bu ko dem interurbain loolu nag day waar non mën nañ satisfaire urbain bu ñu yàlla maye ñu am moyen yu mat wax dëgg fa yàlla mën nañ satisfaire waaw mais kon tey nga satisfaire urbain galaa ngay dugg interurbain tamit ci askan bi lañ bokk waruñu leen fàtte te ñoom tamit lu leen soxal mooy ñu yóbbu leen ci confort ci sécurité mais aussi ci rapidité mais nag am na loo xam ne lu am de li nga xam ne ñoom oto yee ñu ngi koy def ñoom yenn bagage mën nañ ko yàpp mais yéen doo leen ko jël non duñ jël risque boobu lu tax loolu parce que tamit dafa am loo xamante ni pour sécurité wu car bi ak pour sécurité wu client bi am na loo xam ne na nga ko koy moytul tey buñ jëlee bonbonne gaz bu car bi defee accident ñëpp xam nañ ne gaz day exploser boo jëlee essence wala nga jël loo xamante ne c'est inflammable wala nga jël gejje wala nga jël leneen dugal ko ci car bi client bi fu muy toog nit ki toog fa muy voyager te du am loo xamante ni confort bi ko war mënu ko am tamit loolu il faut tamit ñun ñu teel a jël suñu matuwaay am ay interdiction yoo xamante ni dañ ko def ci côté boobu noonu
mais est-ce que xalaat ngeen à l'avenir ngeen illustré aussi transport de marchandises. mu ngi seen mission. bien sûr pourquoi pas war na mën a nekk war nañ mën a am sax Dakar Dem Dikk ci yoon war na mën a am ay kii yooyu noonu ay transport de marchandises yoo xam ne da koy def entre les régions entre les départements tey war nañ mën a am ay camions war nañ mën a am ay moyens logistiques yoo xamante ni ñu bëri dañ ci war a mën a gis seen bopp te tamit wax dëgg fa yàlla société nationale bu toll ni Dakar Dem Dikk di employé 3200 agents yombul Sénégal. waaw léegi tey gannaaw ñu weesu loolu tey yéen liggéeykat yi seen jafe-jafe lan la. non liggéeykat yi seen jafe-jafe bëri na parce que tamit condition de travail yi donc lu ñu war a xoolaat la lu ñu war a moderniser la parce que ba Dem Dikk nekkee Dem Dikk ba tey li nga xamante ni tey suñu yenn terminus yi boo fa demee clients yi fu ñu toog sax fu baax amuñu ko équipage yi moom amuñu ay salle d'équipage amuñu ay toilettes yoo xamante ni yu kii la te loolu tamit wax dëgg fa yàlla yaakaar nañ ni directeur bu bees bi nii bàyyi na ci xel parce que def na tournée ba gis na condition de travail yu liggéeykat yi mais aussi tamit li nga xamante ni mooy seen am-am tamit mu jàppale ñu si parce que tamit suñuy salaire donc war nañ ko mën a yokk ñëpp xam nañ ni Ndakaaru dund gi seer na lépp seer na heures supplémentaires yi ñu koy fay à temps jour férié ñu koy fay ay temps ñu koy boo ko liggéey ñu fay la ko mais aussi acquis yi nga xamante ni gars yi amoon nañ ko si biir société bi. acquis yooyu lan la lu ci mel ni comme tey suñu économie bi muy denrée alimentaire yi ñu jéem a ko indiwaat lu ci mel ni comme tey les pré-baptême ak nit bu waajuram wàññeeku wala bu kiiwam wàññeeku Dem Dikk dala daan accompagner am lu mu la jàppale lu mu la dimbalee loolu tamit wax dëgg fa yàlla ñu ngi ciy ñaax directeur bi mu jàppale ci liggéeykat yi ci loolu mais aussi tamit li nga xamante ni mooy feebar faju parce que tey ku feebar si ñun boo jëndee sa xaalis dem jëndi ordonnance boo ñëwee yëg waa IPM bi remboursé la ko mais duñ la ko remboursé tey ñu bëri ci ñoom ñu ngi daw ci ginnaaw IPM bi parce que dañoo am IPM bi da leen ameel xaalis te loolu tamit du yoon. état bi moo leen amal xaalis. non état bi amul leen xaalis. parce que direction bi moo amal xaalis. direction bi sax fay na IPM bi mais IPM bi ñoom seen bopp ci seen gestion ci seen maanaam nu ñuy gérer. donc moo xaw a des. ñoom ñoo amel daal ay structure waaw ay structure ay yoo xamante ni ñun mënoo comprendre boo ñëwee mun ñu la wax lu leer loo xamante ni lu nit mën a dégg te ci kaw loolu ñoom seen mandat. kan moo géré IPM bi. bon benn waaye bu ñuy wax Fadel Keita moom moo géré IPM bi mais benn syndicat majoritaire ñoom ñoo yore woo dañoo demoon élection ñoom ñu remporté ko jël indi seen i nit teg leen fa mais boobaak léegi seen mandat jeex na depuis 2 ans mais nanguwuñu dem élection te tamit ñu ngi wax directeur tamit mu fexe organiser élection IPM yi parce que travailleurs yi ñu ngi souffrir tey jii nii ki dëkk Touba ki dëkk Thiès ki dëkk Kaolack bu njabootam feebaree du am lu ko faj mooy génnee xaalisam yóbbu hôpital génnee xaalisam jënd ordonnance ba pare toppaat si di daw. te boobu nag yéen a ngi cotiser chaque weer ñu dagg chaque weer ñu dagg ñu ba dagg ñu lu ëpp sax. DG Oumar Ben Khadab Sylla dégg nga lu liggéeykat yi wax doy na waar nee nañ nag ñu ngi def seen cotisation sociale yooyu yaa war a renouveler collège délégué du personnel ñu ngi la ciy xaar kon nag loolu bu yeboo nga bay si waar mais lu weesu loolu seen relation dafa heurté woon ak Moussa Diop lan moo tax yéen liggéeykat yi seen relation toujours heurté ak Moussa Diop da ngeen di xëy rek taxawal kaar yi lan moo tax. waaw donc Moussa Diop moom wax dëgg fa yàlla nekk na fi 6 ans yoo xamante ni donc grève amul te tamit ci ba muy ñëw départ bi vraiment syndicat yëpp dañoo àndoon ak moom yaa ngi dégg jàppale ko. mais amoon na fi coow de. amoon na fi coow de seen IPM bañ a tojate bopp fii. fii moom tojate bopp bu métti xam nga boo nekkee xam ne bu dee waar amoon Moussa Diop wala Bun Xataab ku mu mënti doon ñun dañuy fexe ba ñun SDTR yàlla dimbali nañu ci coow yooyu noonu yëpp bokkuñu ci parce que nekkuñu syndicat boo xam ne day deal ak directeur génn ñëw di pour de travailleurs yi lu ñuy def lu nekk dañuy bëgg mu nekk loo xamante ne lu leer nañ lay doon loolu moo tax tey bu fekkee ni waa ji da nga daan ànd ak moom mu lay defal muy tooyal sa ceeb di la may ay affaire di la defal ay affaire di la may quota di la may lu bëri yaa ngi dégg mu dem ba benn moment nga gis ni affaire yooyu noonu yëpp jeex na nga bëgg ko attaqué mais boo ko attaqué day fayu donc loolu moo tax te problème bi amoon yëpp tey am na ñoo xamante ne ñoom ñoo jëloon centre médicaux bi tuddee ko waa ji parce que boobu da leen arrangé déetuwaay bañ koy tuddee Moussa Diop ñëpp gis nañ ko mais daf leen arrangé boobu neexoon na ñu ngi doon seen i xalam ak seen riiti di xalam di riiti mais tey affaire bi dem na ba benn moment après arrangé tu leen woon parce que xam nga am nañ problème seen biir ñu bëgg taxaw suppi ko travail mais li ñuy lam-laamee Dakar Dem Dikk est-ce que dëgg la ñu ne daal képp ku nekk syndicaliste statut cadre ngay nekk mais te moom boo amul niveau yore statut cadre mais loolu nu mu mën a amee alors que ku la dàq gën a dàq jàng dëkk ëpp la diplôme ëpp la lijaasa war a mën a occuper poste yow ñu teg ko fële yow jël kooku def ko cadre mais loolu nu mu mën a amee loolu pacte la woon boo xamante ni syndicat yi ñoom ñoo ko négocié woon muy pacte social
déstabilité sociale xam nga boo xamante ni ñoom ñoo ko signé wu. mais loolu est-ce que du deal man loolu nag man duma cadre dama bëgg mu leer man duma cadre boo nekkee secrétaire général syndicat rek ñu daal di def statut cadre am na EG yoo xamante ni maa la njëkk a nekk cadre maa la njëkk a nekk secrétaire alors que li am ci droit du travail agent de maîtrise dafa am dafa am statut ouvrier agent de maîtrise agent cadre lépp ñu devenir ko ku si nekk ak catégorie socio-professionnelle am ñu ne daal boo nekkee syndicaliste dañ lay balancer comme cadre mais loolu nag doy na waar waaw loolu nag moom doy na waar syndicaliste bi war a def droit moom muy def leneen te man tamit wax dëgg fa yàlla du ma taxaw Mbaye Diaw dafa garaaw syndicaliste bi war a wote yoon moom muy salfaañe yoon noonu liggéeykat yi ate leen ci lii du ma taxaw di leen du ma leen ko soxore wala ma ñaanal leen ko parce que tamit nit du lekk lu dul wërsëgam xëy na seen wërsëg la te maa ngi leen di ñaanal yàlla na res ak jàmm mais man musuma dem pour ñaan wala pour wax ñu def ma cadre wala ñu def ma leneen ak leneen moo tax fi ma nekkoon ba tey foofu laa nekk man maay le seul secrétaire général ci ñoom ñooñu boo xamante ni nekkuma cadre agent de maîtrise laa M3 laa agent de maîtrise laa te teewul li nga xamante ni mooy say cekof yi nga xamante ni da nga koy am pour nga jot ko sax problème la da ngay mujj obligé di jël sa salaire di jël sa di leb di def lu nekk di ko ci def moo tax tamit donc comprendre naa ñoom seen nekk cadre te xam naa ni lu ñu am lu nekk dañ koy jël di ko delloowaat ci liggéeykat la moo tax seen cekof yi di tardé te dañ koy dagg à la source. non dañ koy dagg à la source mais pour ñu reverser ko problème lay doon. kan mooy retardé pour reversement. non kon kii bi la service paie beeg yooyu xam nga souvent procédure lay am quoi waaw day xaw a jël temps donc ni may wax ak yow nii ñu ngi nekk ci ñetti weer yoo xamante ni benn syndicat jotul kiiwam quoi. à part loolu ci côté matériel bi lan moo manqué ci Dakar Dem Dikk wax nga bus yi manqué na dañoo war a yokk patrimoine bi yan matériel tamit moo manqué. non li gën a manqué tey jii nii mooy. tey boo ñëwee tey ci bus bi nga ñëw fekk receveur bi di liggéey depuis RTS Sotrac ba Dakar Dem Dikk presque 40 ans même méthode de travail bi la ñuy liggéeyee muy dagg ticket defar feuille de route defar bordereau te loolu dafa war a xewi parce que on est au 21e siècle on est l'ère de la modernisation tey les receveurs dañ leen war a outiller doter leen ay tablettes wala ay ticketing yoo xamante ni duñ sax nekk di jël ay risque di xëy te ma wax la benn affaire gis na receveur buy xëy 4 heures du matin suñ ko agressé est-ce que xam nga ne day fay tigé yi. déet waay day fay lépp tout te tigé yu muy fay jaayul tigé yi loolu benn injustice mu ngi noonu bu rëy boo xamante ne ñun bu ñu yàlla maye ñu yor ay délégué doon ko dindi. parce que mënu ma comprendre yow Théo ngay xëy di liggéey ñu agressé la buñ la agressé nga ñëw indi certificat médical ne dañ la agressé ñu ne la non ñoom toppatoo ñu agression bi tigé yi nga xamante ni doote woon nañ la ko da nga koy fay. léeg-léeg mu toll ci 500000 léeg-léeg 600000 léeg-léeg ba 800000 ñu boo ko fayulee doo liggéey di nga faylee 1/3 ñu dóor la programme lu ci des ñu koy dagg sa salaire imagine salaire receveur nga yore jabar yore doom ñu lay dagg chaque weer ne da nga réeroon ay ticket wala dañ la agressé te ticket yooyu nga réer wala ticket yooyu ñu la agressé ticket yooyu ventilé woo ko maanaam ticket imprimerie la te ticket imprimerie bloc bi du leen dikkee sax lu néew la leen dikkee mais léegi dañ koy totaliser benn ticket bu nekk. mais yéen man li ma jaaxal yéen fu demee ba aftu di def nekk ci ticketing yéen ñi nga xam ne yéen a njëkk ci urbain bi fii Sénégal. ko def loolu laa lay wax moo tax ma ne la tey yii nii côté boobu noonu dañ ko war a moderniser ticketing bi moom warul xaar te directeur bi nii dégg na li ñu ko wax bu mu ñëwee. nekkul ay société am na ay transfert ñoo ngi fi. bon xaw ma société yi mais xam naa ni. donc ci waa ji moom jàpp naa ni loolu bokk na ci ay prérogative am bokk na ci ay priorité am ci ay priorité nu ñu koy waxee sax priorité. ticketing yi lu weesu loolu yeneen jafe-jafe lan la. yeneen jafe-jafe yi tamit mooy tey jii nii tey boo demee tey suñu atelier yi wax dëgg fa yàlla foofu techniciens yi xarañ boo xamante ni kenn naatable wu leen mais aussi nañ leen gën a yokkal seen plateau technique jox leen ay outils yu doy jox leen ay matériels yu doy tey boo ñëwee tey suñu terminus yi. sincèrement parler kooku war nañ leen cadre de vie bi war nañ ko gën a mën a defaraat yaa ngi dégg mais aussi tamit dans l'avenir ñu am ay bus yoo xamante ni tey dina mën a wàññi ci problème mu dégradation de l'environnement maanaam bus yoo xamante ni donc ay bus duñu consommer gasoil gaz dañuy consommer wala ñuy consommer loo xamante ni vraiment donc dina mën a am loo xamante ni ay effets yoo xam ne dina ko def ci environnement bi donc loolu tamit lu war a mën a nekk la mais tamit ci wàllum nekkin tamit nañu direction bi jàppale liggéeykat yi ba ñu mën a am ay dëkkuwaay mën a am ay kii yoo xamante ni ay jumtuwaay yoo xamante ni suñ ko amee tey jii nii lu bëri dinañ ko mën a def biir Dakar. mais tey dañu gis leen affaire boo xam ne tamit dafa am seen aérogare yi sécurité bi dafa des
souvent dañ koy kaas lan moo tax. te fan ngeen ci toll. waaw donc xam nga foofu noonu parfois tamit da ngay waaru te tamit wax dëgg fa yàlla agent de sécurité yi ñu ngi def lu ñu mën am nañu ay agent de sécurité yoo xam ne Dakar Dem Dikk moo leen recruter ñu ngi def lu ñu mën mais dafa am loo xamante ni tamit direction bi da leen ci war a mën a jàppale maanaam dote leen ci ay armes dote leen ci ay outils yoo xamante ni ba nga xamante ni képp koo xamante ni def ko lu bon la du am fitu sax jege biir Dakar Dem Dikk mais tey ñi nga xamante ni ñoo gérer sécurité wu Dakar Dem Dikk donc li nga xamante ni warloon nañ ko ak ñoom ci wàllum matériel d'arme wala ci wàllum accessoire arme donc loolu dafa des te loolu tamit souvent day indi ay jeexital. est-ce que jotul tey ngeen lëkkaloo police ak gendarmerie maanaam ci yenn sites yi. waaw au moins ñoom ñu fay taxaw. ñu fay taxaw waaw loolu tamit bu ñu ci état bi jàppale tamit dina baax trop. parce que bëri na tey ay entraînement wu GIGN yoo xamante ni biir Dakar Dem Dikk lañ koy defee ci léeg-léeg ci ay simulation car bu ñu jàpp wala otage wala nangam sangam loolu biir Dakar Dem Dikk lañ koy defee yaa ngi dégg ba tey it ñi nga xamante ni tamit tey Dakar Dem Dikk mu ngi déserté AIBD 70 kilomètres la de Dakar tey ku jógee bitim réew war a ñëw ci Ndakaaru tey li gën a dal sa xel mooy nga jël Dakar Dem Dikk. mais gars yi nañ prix cher tarif c'est cher de. non mais dafa sori tamit askan bi nag ñu ngi koy jàmbat te foofu tamit déet waaye askan bee koy jàmbat. non dafa parce sori que mu leen ne service social ngeen di gën a cher. non fii ba AIBD ay 10 000 francs. non 6 000 francs la 6 000 francs waaw te fu mu toll nii gars yi nag 6 000 francs mën naa jaar genn wàllu saako ceeb gars yi instant yi dañoo sonn ah. gars yi dañoo sonn waaw mais xam nga gars yi tukki bitim réew. waaw te jas 70 kilomètres la amuloo leen lu la fay yóbbu bu dee taxi di nga fay lu ëpp loolu. taxi ay 25 000 ngay fay. mais ñun 6 000 francs lañ la koy defal te aussi suñu agent yi nekk foofu tamit wax dëgg fa yàlla directeur général war na mën a bàyyi xel ñu nekk AIBD muy bagage yi muy force de vente yi muy agents commerciaux yi tey mënu ma comprendre Théo gis nga AIBD aéroport benn sandwich 3500 la fay jar sandwich 3500 la fay jar restaurant pour service social. amul restaurant pour service social. DG loolu nag c'est grave. yaa ngi dégg non nag loolu boo nee mënoo ne service public mission sociale te loolu du am. benn sandwich 3500 la fay jar benn bideelu ndox Evian 1000 francs la fay jar. tey nga jël nit yóbbu ko foofu mu fanaan fa yendu fa te tamit li nga xamante ni waraloon naag moom lépp defuñu ko ñooñu il faut ñu xoolaat seen condition de travail il faut ñu xoolaat liñ leen di jàppale que ñu mën a am ay primes yu baax ku fanaan ñu jox la sa restauration bu doy ku kii ñu jox la sa prime de panier bu doy te tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk bagage yi ñu jox leen seen prime bi nga xamante ni tey jii nii moom moo leen di jàppale ci logistique bi nga xamante ni ñoom ñu ngi koy def yaa ngi dégg. BRT bi mënuñu cee bañ a ñàkk bañ a wax tey parce que moom dégg naa ne am na ay jafe-jafe yu mu jur. waaw BRT bi moom foofu dañuy ñaax état bi parce que société nationale mënoo ko créer pare bëgg créer waat beneen société nationale transport ci kawam loolu dañuy wax état Dakar Dem Dikk mu ngi fi te mën nañ ko yor mën nañ ko dawal tey bu fekkee ne dañoo bëgg a jël 14 lignes Dakar Dem Dikk nar leen supprimer mais ñun fan lañ jëm ñun waa Dakar Dem Dikk. te BRT bi ñu ne ay rabattement la ñuy jox lan mooy rabattement balaa ñuy jox rabattement na ñuy jox lépp ñun dañoo war a jël Dakar Dem Dikk jël bus yu BRT bi jox ko waa Dakar Dem Dikk bu ko defee chauffeur Dakar Dem Dikk yi nga xamante ni yàlla dogal na ñoom xam nañ transport xam nañ nu ñuy liggéeyee ci transport nu ñuy dawalee articulé nu ñuy kiiwee nu ñuy respecté ponctualité régularité respect de l'heure donc ñu jox leen ko ñooñu su ko defee ñu yaatal Dakar Dem Dikk. kon daal yaa ngi njort BRT bi bu ñëwee ba motul dina créer chauffage technique. non njortu nañ ko tiit nañ ci trop parce que tey jii nii ñun associé wuñu ci dara te tamit wax dëgg fa yàlla président de la république projet bu rëy la boo xamante ni rëy na trop mais malheureusement dëkk yu ko essayé Afrique yëpp dañ ko échoué tey boo demee ay Ouganda ngay dégg ñu ne am na fa ay Ghana Côte d'Ivoire dañ ko surseoir mais dëkk anglophone yi ñoom ñi ko essayé yëpp dañ ko échoué tey Sénégal moo nekk premier pays francophone boo xamante ni war na ko mën a essayer. waaw léegi tey yéen ngi kaas ci benn affaire sànq dama ko njort mooy mbirum yéen a ngi ne oto yi manqué na foog ñu yokk parc bi waaye am ay oto yu bleu jaune soi-disant dafa bleu jaune ci ancien patrimoine bi parce que temps PDS loon ngeen jël car yooyu gaare ko jàll jël bees baro waaw mais nag loolu nag ci alors que ñëpp ay sénégalais léegi ci benn objectif lañu am mooy ñu yóbbu leen ci jàmm ak salaam ci condition yi mucc ay mais loolu may jaw Théo da nga garaaw quoi non xam nga kaaru bëla ya waaw yooyu vraiment ba ñuy ñëw fii waaw dafa fekkoon mu tombeek jamonoy mbënd bu metti ba waaw yaa ngi dégg wax dëgg fa yàlla waaw kaar yooyu dañoo dem ba dañoo màgget te méngootunoog jamono
yaa ngi dégg si mais non mooy tata yu njëkkee yooyu xam nga mais yéen a ngi manqué oto gaare oto non gaare wuñ non mais gaare dañoo pan mais yow ñu nag bëri dañoo pan mais yow est-ce que yow nekkoo bees maro sax mais yow mais yow yaa ngi mel ni bees maro nga non mais yow yaa ngi mel ni bees maro teew da nga garaaw quoi non garaaw fii nag fii mooy auto transport fii lépp fi lay leere waxal nag ci lu leer parce que mënu ma comprendre nga ne oto manqué na nga jël lu mat 100 car gaare leen ay bleu jaune parce que bleu jaune lañ ancien régime nga jël beige marron dawal alors que oto yi sénégalais yëpp dafay dugal est-ce que kon jotul tey ñu changé car yi def ko beneen couleur boo xam ne kenn boo xam ne amul coloration politique ñëpp dugg si waaw loolu car yooyu duggaat si circuit bi loolu moo ñuy gënal ñun en tant que syndicaliste loolu lañ souhaité te loolu la ñuy ñaax état bi ñu jéem a fexe ba car yi nekk couleur bu neutre bu mënta nekk couleur bu nekk mu nekk couleur verte zone rouge mais tamit dañuy tiit ci suñu population yaa ngi dégg parce que dañoo am population boo xamante ni bu njëkk ba dañoo amoon benn civisme benn patriotisme boo xamante ni kenn naatable wu ko ci sénégalais mais tey bu ñu demee ba Sénégal ñuy song ay gendarmerie di song ay police di song ay tribunal yaa ngi dégg mais ñun dañuy tiit ñun waa Dakar Dem Dikk te tamit loolu na population bi delloo si waat seen xel te xam ni li ñu muñ moo gën a gudd que li nga xamante ni moo ñu dese. parce que nag doy na waar parce que depuis temps Ablaye Diack si jamono Ablaye Diack nekkoon DG temps yooyu mbir ñu jaar si Sotrac ak lépp loo gis nag couleur yi couleur PS la woon ñu ngi koy fàttaliku car yi presque vert ak rouge la woon waaw après amoon na sax vert blanc ñu jógee ci vert blanc yi wàcc si bleu jaune tey ñu jëm si beige marron kon nag moom jot na daal comme patrimoine national la ñu xool benn couleur unique boo xam ne amul ma Samba amul ma Demba amul xaar ma yàlla ñëpp siy dugg waaw loolu moom lu war la quoi te aussi jàpp nañ ni tey jii nii bu fekkee ni état bi mu ngi commandé waat yeneen car na ko def ci vert jaune rouge nga xamante ni fu mu romb kenn du taal sa drapeau jàpp naa ni kenn du taal loo couleur vert jaune rouge ñu ko ci gis donte car yi sax am na vert jaune rouge mais dafa tuuti kii bu ndaw la ci am drapeau bu ndaw la ci am. président yaa ngi dégg kaddu nag liggéeykat Dakar Dem Dikk nee na daal na nga def peinture vert jaune rouge drapeau Sénégal bu ko defee ku rombati ci askan bi bañ a toj car yi ñu xam ne patrimoine national la amul couleur beige marron amul couleur bleu jaune amul couleur vert rouge bi fi jaaroon ci parti socialiste wala vert blanc yëpp nekk benn mais mënuñoo bañ a wax si seen problème mu paaw Sotrac yi gis nañ ne ñooñu sonn nañ trop sonn bu ñuy sonn jéggi na daayoo génn nañ fi ba taay waaye ba léegi ñu si bëri seen retraite ba léegi seen i droit yi fay ñu leen ko loo ci wax ci loolu ci njiitu réew mi. waaw non di leen masawu rek di leen masawu te aussi di tamit wax président tamit vraiment na yërëm ñooñu quoi parce que ñooñu tey dañ leen war a sargal dañ leen war a jàppale mais mënuma comprendre nga liquider benn société parce que tamit ku doonu sa baay doon ay borom olof moo wax loolu xëy na peut-être Macky ba muy kii fekkeewul Sotrac bañ koy tëj mais daf fi fekk loolu état continuité la te ci continuité boobu noonu na def lu mu gën a gaaw parce que ñooñu tey am na ci ñu ci dee ndax naqar am na ñu ci dof ndax naqar am na ñu seen sëy tas ndax naqar yaa ngi dégg mais ñooñu nañ leen jàppale loolu warul xaar warul sax nekk loo xamante ne luy xaar la moom bu bëggee jàmm si dëkk bi mais nañ jox ñooñu na leen li mu leen yoreel tax koo bëri noonu mais na leen jox seen xaalis parce que ñooñu dañ au moins am nañ ay bés yoo xamante ni servir nañ ko Sénégal te tamit wax dëgg fa yàlla ñun dañuy tiit tey jii nii bu fekkee ni tey Sotrac noonu la mujjee ñun tamit tey ñaan ñu yàlla Dakar Dem Dikk mujjee ni Sotrac mais tamit li fi nekk bu fi jugulee tamit li ñëw mooy gën a pire rek. si gestion Dakar Dem Dikk nag am na affaire bu ma jaaxal xaalis bi nga xam ne dañoo jotoon wàññi seen siège bi dagg ko jaay ko benn parti mooy APR mais xaalis boobu ñi ñee ngi laam-laamee fu mu dugg tey affaire boobu dañ ne woon DG bi fi génnoon Moussa Diop dafa ne woon da koy réinvestir si capital société bi pour relancer les activités de l'entreprise xaalis boobu anamu ñenn ñi nee nañ war nañ audit tey xaalis boobu ñii naan lii xaalis boobu fu mu toll lan moo ci waaw man de ci lu ma xam xaalis bi nga xamante ni war nañ ko tabaxee siège bi kooku moom directeur jox nañu ay garantie que ni da ko bloqué te def nañ appel d'offre pour société bu war a mën a ñëw tabax siège bu mucc ayib loolu moom xam naa ni def na ko leneen lu stop tamit wax dëgg fa yàlla man bokkuma woon ci syndicalistes yi nga xamante ni ñoom ñoo toogoon ak directeur di waxtaan ak moom ba mu leen di wax day jaay ñoom ñu nangu man musuma d'accord ci jaay parce que dama jàpp ni jaay dafa xewi location moo xew mais waruñu jël lu toll noonu di ko jaay te tamit
war nañ mën a amaat yeneen dépôt yu bees parce que dépôt Wakaam xat na xataay boo xamante ni fu mu toll nii même bu technicien defaree car pour mu vérifier ko def benn tour sax problème lay doon war nañ mën a am ay dépôt yu moderne war nañ mën a am yeneen dépôt yeneen terminus yoo xamante ni yu bees lay doon te tamit plus jamais ça kii bees ñëw nii moom mu moytu jaay parce que bëggatuñ mu jaay parce que waajale ba muy jaay dafa tembooloon tamit mu tolloon ci ay jafe-jafe yoo xamante ni état bi da ngay waaru parce que tamit ñëpp xam nañ ni Sénégal fii politique bi léeg-léeg day feeñ ba ci kaw a kaw a kaw da ngay gis ministre des finances kon li ñu doon wax dëgg la Dakar Dem Dikk politique bi dafa feeñ dafa am doole dafa amoon doole ba tax na tey yii nii ku état jàppalewul ku ministre yi jàppalewul ku ci mel ni ministre du transport ak ministre des finances kuñ jàppalewul mënoo réussir boo indiwoon Messi sax def ko directeur général te ministre des finances jàppalewu ko ministre du transport jàppalewu ko pour mu réussir problème lay doon mais politique bi dem na sax ba ci personnel bi waaw donc demoon na ba ci personnel bi parce que demoon na ba ñu fi créé ay seen i mouvement ay lu bëri am na fi mais ñun yàlla dimbali ne ma man personnellement mais lan moo doon tax ñu xëy rek gaare kaar yi ne parce que meeting daa am wala lan mais loolu nga privé askan bi ñiy fay seen abonnement loolu du yoon yéen loolu seen relation après ak population bi loolu du dëgg du yoon loolu bu ñu ko defee rek rompre nañ suñu relation ak population bi mais loolu dafa fekkoon mooy li ma lay wax rek parce que dafa am ñu fi nekkoon ñoo xamante ne ñoo ñu jiite te ci doxalin boobu noonu dañ ci daan ànd ñun loolu moo ñu metti ba ñu mer créé suñu yëfu bopp man fi ma bokkoon am naa secrétaire général boo xamante ni donc bugguma sax tudd turam wala bugguma ko sax wax loo xamante ni lu kii la mais parfois da ngay waaru daal parce que am na yoo xamante ni donc vraiment du rôle syndicaliste mais bu fekkee ni waaj dafa woote meeting ñun syndicalistes yi ñoo fay jiitu ah yore ay pancarte yore ay drapeau ah su boobaa tamit day maanaam day ñaaw ci askan bi benn yoon laa xam ni man ànd naa ci manifestation yooyu noonu mooy ba président di ñëw ba train di inauguré bisu Dakar Dem Dikk yu bees yi mais loolu tamit ba directeur bi ñëwee ñun wax nañ ko ni bu la kenn nax ci ay mouvement bu la kenn créer mouvement wala bu la kenn créer association wala bu la kenn naan da lay jàppale ci politique. mais léegi si li ngay wax ne ñu jàpp ne population bi ñoom moom kaar yi seen patrimoine la mais est-ce que jotul tey population bi bien que dañ nekk société parapublique la mooy privé bi am na ci lu mu nekk ci biir lu mu nekk ci capital bi bokk na ci léegi tey est-ce que jotul tey ngeen gën a mën a yóbbu capital Dakar Dem Dikk bi ngeen yokk ko ba population bi gis seen bopp bokk ci travailleurs yi aussi ci conseil d'administration bi ñoom tamit ñu am ci part bu ngand pour ñëpp xam ne Dakar Dem Dikk ñoo ko moom patrimoine national pour ñu ñuy aar ko. waaw non loolu moom suñu combat la en tant que syndicaliste que tey jii nii boo xoolee ñu ngay wax ni ex agent Sotrac yi mais am nañ part ci capital bi tey am na yenn société assurance yoo xam ne am nañ part ci capital bi te am na société téléphonique bu mag boo kii Sénégal boo xamante ne am na part ci kii bi ci conseil d'administration bi mais dafa jot tamit ñun en tant que syndicat ñu war a mën a am en tant que travailleur ñu war a mën a am ay part yoo xamante ni doon ko am ci liggéey bi bu ko defee ñun ku si nekk fi nga nekk nga gën a takk sa ndigg gën a góorgóorlu ba bu at bi jotee 13e mois ñu war ko mën a am li ñu koy waxee gratification ñu am ko ak yeneen yoo xamante ni ci dividende yi nga xamante ni gars yi dañ koy séddale ñu mun ko am mais tamit bu ñu fàtte ni Dakar Dem Dikk société la boo xamante ni du def bénéfice amul bénéfice parce que transport public yaa ngi dégg est déficitaire ñun amuñu bénéfice. boo xamante ni waaye am ngeen bénéfice de. non amuñu am ngeen bénéfice de waaye xam ku amul bénéfice nan lay jëlee di maye xaalis. non kan lañ may xaalis déet gis nañ ne seen ancien DG bi gars yi dañ doon maye xaalis de. non xaalis boppam la doon maye moom am na xaalis. am na xaalis kon yéen am ngeen xaalis de. yow duñ dara non am ngeen xaalis liggéeykat yi am na xaalis de. Dakar Dem Dikk seen liggéey yi moom am na liggéeykat yi am na xaalis. waaw léegi tey gis ngeen tamit loo xam ne lu doy waar li ngeen xaw a def. ñëw ngeen ci garage Tata yi fu ñu doon gaare Njaga Njaay fu ñu doon gaare yéen ñëpp ngeen nangu ko yéen est-ce que bëggu leen akimoo lépp transport gars yi duñu am dara. non ban garage Tata ban garage Njaga Njaay. waaw xoolal fee boo leen ñëwee Petersen am ngeen fa seen espace. ngeen ñëw Colobane am ngeen fa seen espace. ngeen ñëw aussi ngeen ne Kouroup biir boo maraîcher am ngeen fa espace waaye yéen ngeen bëgg a akimoo lépp te yéen seen gaar yi yéen seen gaar yi seen aéro gaar yi ñeneen duñ fa gaare yéen képp fay gaare mais loolu mais doy na waar doo leen bokkoon te ngeen bëgg a jël place jàmbur xam nga demeewul noonu quoi xam nga transport dafa yaatu te ku nekk yaa ngi bay sa waar te amuñu benn problème tey ñi nga xamante ni ñoo nekk Petersen mais ñun suñuy toilette dañuy utiliser muy waa aftu yeeg yeneen ak ñu fa nekk ñuy bëri amuñu problème ñun aftu ak Dakar parce que affaire bi yaatu na ku si nekk da nga am sa clientèle lu bopp mais yéen doo leen nangu yéen fu mel ni Guédiawaye seen gars yi wat aftu yi ñëw gaare fa wala Njaga Njaay non ñoom ñuy gaare feneen ñuy gaare à côté yaa ngi dégg mais tamit am na loo xamante ni tey jii nii ci cadre sécurité sax dafa wóorul war ñu bokk ak ñoom ay
ñëpp xam nañ oto nit moo koy dawal yaa ngi dégg te gars yi seen emprunté yi wala seen yenn receveurs yeeg yooyu ñun Dakar Dem Dikk receveur amul fidu jël car na koy en arrière wala koy avancé parce que amatuñu fu ñu gaare foo xoolee Petersen yéen yi ngeen jël seen espace moo tax foo xoolee yoonu Padois fu ñu gaare ñu dàq nañ leen parking esat léegi amatuñu fu ñu gaare dañuy walangaan rek quoi ñu woo téléphone alors foo nekk kaay ñëw yab sa waru yab jot na non CETUD moo leen war a jàppale tamit parce que travailleur aftu tamit ñëpp gis nañ ci condition yu métti yu ñu nekkee te ñun Dakar Dem Dikk vraiment on est solidaire ak waa aftu SDTR am na section aftu boo xamante ni bëri na ay liggéeykatu aftu yoo xamante ni tey man damay yore seen dossier di ko yóbbu inspection du travail di ko yóbbu tribunal du travail di ko gagné ay dossier aftu ak ay transporteurs est-ce que transporteurs yi nañ suivre à la règle non yéen léeg-léeg ñu suivre léeg-léeg duñ suivre léeg-léeg duñ suivre te da nga ciy topp ba tas boo convoqué transporteur inspection pour mu wuy ji di nga ci daw ba tas. mais ministre de la justice ñi gars yaa ngi koy jooy de nee nañ daal travailleur fii Sénégal da ngay tumuranke yooyu yaa ne amul justice à deux vitesses benn justice la waaye liggéeykat bu gagné procès duñ ko appliqué ñun dañu bëggoon xam président loolu nu mu mun nekkee lu tax travailleur day gagné procès devant le tribunal du travail amul benn force de pression buy contraindre patron bi mu daal di fay droit wu travailleur parce que bu fekkee ne nag da nga ne dëkk bi yoon moo ci daw bu travailleur gagné procès devant le tribunal du travail la justice le ministre de la justice doit faire pression wax ak procureur moom tamit mu topp décision de justice ñu appliqué ko parce que comme nee nga tous les citoyens sont à égale dignité donc loolu dañ ko war a appliqué ku patron déconné yoon dal ci kawam comme travailleur bu déconné dal ci kawam mais bu fekkee nag travailleur bi day gagné procès ba pare ñu jël affaire bi dugal ko ci tiroir yi loolu nag dañuy jot ni justice à deux vitesses bi dafa am may yow. waaw non loolu moom dañ koy naxarul rek di ko ñaawlu tamit te aussi vraiment Sénégal war na dépasser foofu quoi ñun jàpp nañ ni suñu justice macha allah justice bu baax lañ am bu ay juges yu xarañ lañ am ay avocats yu xarañ ñoo fi nekk mais problème bi ñu am mooy après pour que ñu respecter accords yi nga xamante ni ñoom dañ koy signer tribunal wala dañ koy signer inspection souvent le respect des accords ça pose problème. mun nga déclencher benn combat gagné ko mais pour que ñu ndàmp la sax da nga ciy même boo jotee grosse bi daal waaw loolu tamit vraiment loolu moom war nañu si dimbale daal waaw parce que da gagné sa procès ba pare nekk tribunal du travail liggéeykat nga liggéey ba sonn patron bi ñëw kenn du ko amul benn suivi kon sax dañuy ne kon jarul kon ñi di dem tribunal di atte parce que bu fekk da nga ciy sonn def ci lépp luñ ci war a def te amul suivi loolu jaru ko te loolu moom vraiment on doit nous expliquer pourquoi les travailleurs gagnent des procès devant les tribunaux et que ces procès ne sont jamais suivis on doit avoir des explications. waaw non loolu moom loolu syndicaliste yëpp a koy ñaxtu man mi di wax ak yow nii au niveau de la CSA damay am ay dossiers yoo xamante ne ci cadre transport lay am ma koy jox ma koy porter di ko gagné te tamit vraiment lenteur administrative bi tamit ci tribunaux yi war nañ ko mën a gën a xoolaat parce que yow mënuloo am sa dossier mu nar fa def at wala lu ko topp te pour gars yi programmer la sax c'est tout un problème. mais dans tout ça. la responsabilité des centrales syndicales lan la parce que ñoom aussi da ngeen di fay da ngeen di cotiser ñoom lan mooy seen wareef gis nañ ne tey réew bi xoolal analyse logique bu ñemee ba travailleurs yi ñoom ñooy porter seen combat ci mbedd bi à la place de ñoom les centrales syndicales ñi waroon servir d'alerte pour que travailleurs yi am satisfaction loolu leen di wax tey ñoom gis nañ ne tey ba léegi dañoo xaar médecin après la mort di wax. waaw non foofu tamit donc du ma ne médecin après la mort sax mais jàpp naa ni dafa am loo xamante ni tey jii nii ñoom seen rôle la. muy défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs te tamit nuñ koy waxee rek kuy woddoo làmmiñ moom bu noppee rafle ba tax na xëy na bii daf leen rëcc te bii ay problème mu personnel la woon ay affaire u viol ak yooyu donc mënuñu ci woon tëb rek wax mais tey travailleurs yi Covid bi daf leen rey Covid bi tey boo demee ci secteur hôtelier ñu ngi bëgg a dee nga dem ci secteur tourisme ñu ngi bëgg a dee nga dem ci yeneen secteurs yu bëri yoo xam artistes ñu ngi sonn nañ ba tax na ci kaw loolu da ngay gis li am King Fahd Palace nga xëy rek dàq ay nit ci SMS mais loolu du dëgg du yoon tey au niveau de la CSA tey ñoom am na ay jéego yu am solo yoo xam ne ñu ngi koy dox ba ni may ba démb am na ay travailleurs yoo xamante ni dañoo am problème ak seen employeur CSA porte dossier bi mais CSA kese du fi central am nañ ay centrales yoo xamante ni ñu ngi fi ñoom it nañ jouer seen rôle bu baax a baax te tamit moytu patronat bi ñu leen di ger parce que waxuma syndicat yi patronat bi da leen di ger de mais nañu moytu lu ñu mën a moytu nañ moytu parce que patronat dañoo garaaw patronat du mbokk du xarit te tamit liggéeykat bi nga xamante ni njabootam ci moom la yaakaar ñëpp xam nañ Sénégal dafa metti benn liggéeykat day liggéey pour fukki nit wala ñaar fukki nit
tante bàjjen maam nijaay ñëppay boot ci moom rawatina boo nekkee salarié kon donc te état bi dafa waxoon jël na ay mesures yoo xam ne du ñu wàññi benn nit ci Covid bi ba tax na tamit syndic central yi nañ laxasuwaat takkaat ndëgër laa yi tey ay grève générale gëj na fay am dafa war a amaat ay marche dafa war a amaat te tamit man jàpp naa ni loolu lu ñu war a mën a def la te li nga xamante ni Madio Diop doon na ko bañ Iba Ndiaye Diadji doon ko bañ donc Aliou Sow doon ko bañ syndic ñi fi nekk tey nekk ay secrétaires généraux war nañ mën a taxaw fëgg si table bi ñu ngi koy def nag mais war na mën a gën a gaaw. kon daal tey centrale syndicale yi war njiit yi war nañ xoolaat seen doxalin ak seen doxalin. waaw xam nga tey yàlla da leen may avec les nouvelles technologies tey xeex bi waroon gën a yomb si ñoom parce que tey ay ñoom Madio Diop ay ñoom Mamadou Diouf wax dëgg fa yàlla xam nga jamono ji ñuy yore ay centrale jamono jooju nouvelle technologie sax demeewul woon ñu taxaw wax si waaw vraiment tamit di saluer tamit de passage sama ancien secrétaire général Modou Diouf di saluer tamit Ilimane Diouf nga xamante ni wax dëgg fa yàlla moom it guddeeg bëccëg mu ngi dox ci liggéeykat yi. léegi soretul ñuy ñëw 1er mai yéen tey revendication travail Dakar Dem Dikk lan la te lan ngay wax population bi maanaam gannaaw bi nga xam ne jógee ngeen lii surtout mu bañ a amati parce que destruction bi nee nga am na conséquence néfaste buy waaj a ñëw BRT bi ak yooyu yëpp noo koy waxee. waaw donc xam nga 1er mai moom léegi mu ñëw. te tamit 1er mai moom tàngal ceeb la rek parce que revendication yi nga xamante ni bindoon nañ ko depuis 5 ans ci ginnaaw ou 6 ans ci ginnaaw même revendication yi noonu boo ubbee 3 yi ñoom nga fay fekk loolu moo tax souvent day xaw a doy waar ñëpp xam nañ tey jii nii li nga xamante ni mooy priorité ci liggéeykat yi mooy d'abord ñu garantir seen salaire ba pare yokku ko mais aussi seen condition de travail ñu jàppale leen si tey dégg nañ ni état bi am na projet wu 100000 logements mais si 100000 logements yooyu noonu mais nañ ko bañ a def séddale bukki nañ ko bañ a def séddale politicien jël seen i mbokk politicien wala seen i nit jox leen ko nañ ko jox liggéeykat yi nga xamante ni 15 ans yaa ngi liggéey yaa ngi loué 10 ans yaa ngi liggéey yaa ngi loué. message population yi nag. loo leen di wax pour ñu population yi nañ xam ne li ñuy préserver li ñuy toj lu ñu waroon préserver la loo war a sàmm ba pare di ko yàq donc yow rek yaa ciy gaañu te tamit vraiment il faut que ça cesse ñun duñu ay congolais duñu ay béninois duñu ay ivoiriens ay sénégalais lañ. donte ay africain lañ nag mais ay sénégalais lañ ci réew mi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ yaroo te ñi koy def li ñuy def nañ xam ni ñu ngi yàqal ay seen moroomu sénégalais seen seen koom-koom seen nuñ koy waxee sax seen sutura parce que koo yàqal liggéeyukaayam xaaw yi nga suturaam. d'accord direction bi nag kàddu bu mujjee bi loo leen di wax. ñoom waaw direction bi tamit mu gën a góorgóorlu rek waaw gën a góorgóorlu te it jàppale ñi nga xamante ni ñoo nekk ci suuf parce que ñi ci suuf tant que ñu ngi leen di jàppale rek yàlla mën na def jàmm mooy am mais tant que seen xol a ngi tàng day gën a métti tey boo demee technique seen plan de carrière seen avancement dafa baare nga dem tey infra même chose nga dem tey ba ci bagage yi nga xamante ni dañ fi nekk même chose mais les anciens yi nga xamante ni nekk nañ 15 ans de réseau 16 ans de réseau mun ñu am promotion mun ñu wàcc chauffeur yi nga xamante ne dawal nañ 15 ans 10 ans mun ñu am avancement tamit ñooñu il faut tamit directeur bi tamit bu ñëwee mu xoolaat nekkinu liggéeykat yi mu tamit jéem a ñoŋal seen nekkin ki ci nekk xam ci kan nga war a topp kii bu poussé kii mooy ñëw kii bu demee retraite kii mooy ñëw parce que am na ay postes vacants am na ñoo xamante ni boobu ba tey ñu ngi daw ci seen promotion mun ñu am promotion. waxtu bi xoj nañu Mbaye Diaw maanaam nga bàyyi nga tàggatoo après ñu daal di. waaw maa ngi kontaan lool ci émission bi neex na trop vraiment ñun dañuy dund transport dañoo bëgg transport te tamit vraiment Théo dañ lay féliciter parce que xam nañ li ngay sonnee ci transport yow xamee woo chauffeur Ndiaga Ndiaye xamee woo chauffeur bis yow lépp loo xamante ne transport la rek da nga ciy dox di ci dund maa ngi jégalu baax a baax su mu ci waxee lu xaw a kii donc vraiment kontaan naa trop ci émission bi. téléspectateur Walf TV la voix des sans voix seen émission. CSA dama leen fàtte waa CSA. donc ñoom it vraiment dama leen di remercier di leen féliciter waaw CSA waaw bu ma nee CSA le bureau confédéral le secrétaire général ñëpp tout maa ngi leen di vraiment